Youssou Ndour à Bruxelles. Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou Ndour au Palais d'Où. jàngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yeeg ponk ci gën a fës rek cong bi ab yéenekaay wax ca département bu Goudomp maire bu Djibanaar weddina boobile xibaar nee na amul Ibou Diallo teg ci ne yéenekaay bi nag na daal di jubbanti baccalauréat général ëllëg la fas yéene tàmbali ci talaata ji matuwaay nag jël nañu ko ngir lépp jaar yoon directeur office du bac moom moo ko xamle mu leeral itamit ci jëfandiku gi ñeel portable yi muy téléphone portable yi nañu ko moytu dañu koy tere wax na itamit ne am na sax ay ndongo yoo xamante ne rek dàq nañu leen ci baccalauréat technique bi de ay candidat yoo xamante ne jotunoo def li ko waral danoo yoroon ay téléphone portable ñàkkum ndox mi nag ma ngay wéy di tar ci yenn quartier yi ci Ndakaaru waaye am na ci ay gox yoo xamante ni amuñu ay jafe-jafe yu ci mel ni Liberté 1 ak 2 moo waral sax askan wa fay yeewoo di def seen kéemtalaay kàttan ngir dimbali quartier yi nga xamante ne nag ñoom ñoo feggoog ñoom jafe-jafe ndox moomee nag gis nañu sax ne indi na ak jiixi jaaxa ci askanu Padoua ndax ñoom nee ñu tey ji nag ña ngay xel ñaar ci yenn jàngoro yi doomi Sénégal yi ndax ba nëg ni nag ña ngay wutali gaaru locco yi ngir dem réew yi tugal yi ci fàttali rek téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaar ci doomu Sénégal kon ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy wattu kon ndox yi Mauritanie yi jot nañu leen rek kon daal di sauver ndax xaw tuuti kon njombe am ca Soumbédioune moom nappkat yi waxuñu loolu nee ñu noppi nañu rek ngir dugg ca gaal locco yooyu bu ñu amee lu ñu ca demee li ko waral ñu ne dëkk bi metti na tàggat yaram ak coupe du monde bi nga xamante ne nag gis nañu ni réew yi du caakante ne rek bu ñu ko jëlee ndam kese ca la ñu yem ndax it am na koppar yu mu leen di indil lu ca mel ne France lu toll ci ñaar fukk ak juróom ci milliards kon am na ko ci mondial bi ci Russie mbokki ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi léegi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak yéenekaay bi nga xamante ne nag moo daal di fësal ci xëtam nag ne am na ab cong bu am ca département bu Goudomp maire bu Djibanaar nag weddi na ko ba set wecc ci nee na loole amul moom Ibou Diallo mu teg ci ne yéenekaay boobu nag na daal di jubbanti ci loole mu fësal bu weesoo lool nag mu ne sax ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy takk der ya ña ngay nag wër kon département ba askan wa nag amoon nañu ak tiitaange ñu teewlu ko Ibou Diallo Sadio lay wuyoo ci micro Bakary Konté. armée dañu xam ni crise bi à un moment donné am na information xam ne il faut que muy jóge ci ñoom ñu xam nañ lañ koy traité ñu am benn cellule de communication bu performante buy liggéey ak yéen journalistes yi sax lu xew ci terrain bi en matière de situation difficile DIRPA daf ñu koy wax mais information boobu jégul ci DIRPA noo mu ne am courage nga ne Sédhiou dafa am attaque à main armée dans la commune de Djibanaar boom nañ fa ñaari militaire mais loolu musiba la ay civil te loolu amul la donc source a manqué ñaan mu éviter yu mel nii parce que nit fu mu dëkk boo koy jiiñ loo xam ne musiba la wala di ko ñaanal loo xam ne seytaane rek la loolu du jàmm. tey bu fekkoon am na benn entrepreneur bu ñëw mu nga am benn programme foofu pour investir wala mu am benn commerçant boo xam ne commandé na ceebam si nawet la ñuy dem wala commandé na ciment wala commandé na ay zinc n'importe quel genre de marchandise bu déggee affaire bi mais mun na ne élément mi taxaw leen bu leen dem wala lu fi xew comme activité économique tout peut être bloqué à cause de cette information là information dafa sensible yéen sax yaa leen koy wax yéen journaliste ngeen ne information dafa sensible dañu war a xam nuñ koy traité surtout nga dëkk si zone boo xam ne c'est très agité lii boo ko waxee da ngay tiitloo ñëpp te tey y a une panique généralisée bu ñu yeewoo depuis le matin kenn amul jàmm man woo nañ ma fu ne dama wax ba finalement suma baat bi commencé na sax sonn mais lii du yoon nit yi nañu dalal seen xel nañu ànd ak seen xel waaw di bàyyi di toog seen bureau di inventer ay information di ko balancer dans le net.
waxoon nañ ko sànq ci ndorteelu xibaar yi muy professeur Socé Diop mi nga xamante ne nag moom la ñu dénk office national bu baccalauréat àdduna rek ci matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko ngir bac général bi war a tàmbali ëllëg ci talaata ji nañu moytandiku nag jëfandiku gi ci wàllu téléphone portable dañu koy tere wax na sax ne am na lu toll ci téeméer ci candidat yoo xamante ne dañu leen dàq ci bac technique bi defuñu ko li ko waral rek dañ doon jëfandikoo kon jumtukaay yooyu le ñu teewlu ko ci micro Cheikh Diop. matuwaay yi ñu jël mooy fexe ba lépp yemb ci fañ koy defee épreuve yi nga xam ne tam moom lañ leen war a jox pour ñu composer ci yooyu itam yóbbu nañ ko bu dee région yi yëpp yóbbu nañu ba pare bu dee région Dakar ci la ñu nekk depuis donc tey dinañ ko pare ci journée bi incha allah. gis nañu ne fraude bi surtout fi muy jaar ñaare ci téléphone bi la. waaw 2018 bi am na ñu jàpp. waaye ci philo bi ak ci bac technique bi ba am na. bon ci région yi moom Thiès moo ci ëppale mais booy xool am na région Tamba am na kenn Matam am na kenn Ndouloumadji am na tam région fële nu mu tuddati région Dakar aussi am na kenn ci bac général bi ak kenn ci bac technique bi mais Thiès moom bac technique bi ñoom am nañ ci ñett mais bac général bi am nañ ci lu ëpp téeméer ak ñaar fukk te yëpp ci benn centre bi la woon waaye ñooñu ñëpp même mesure bi lañ leen appliqué maanaam daal ñooñu mënuñoo am résultat ren te seen dossier commission discipline moom moo ci war a wax ndax dañuy beneen at dinañ mën a def wala beneen at duñ mën a def loolu commission discipline moo ko mën a régler. ni ñu ko waxee nag bac général ëllëg la moo waral nag télévision Futurs Médias def ab taxaw tuuti rek kon ci examen boobu nag mu bari lool ñu ca jaar tiitaange mënta ñàkk nag ci candidat yi ndax xaw rek nga am loo xaw a yëg ci sa xol ndax loo yóotu la te bëgg cee jot moo waral ñu daal di seeti rek ki nga xamante ni ab éducatrice spécialisée la Aminata Fall lay wuyoo am na nag ay tegtal yoo xamante ne baaxee na ko candidat yi lépp lu ñuy def nag ak dal dañu ci baax Cheikh Diop ak Mbaye Diouf. ay waxtu sënkam des ci li nga xam ne moom moo di baccalauréat général candidat bile am stress lool ñëwoon ngir daal di sànni ay gët yu mujj ci li nga xam ne moom moo di ay cours histoire géographie am. maa ngi jàngoon nañ et tout juste que mooy loolu bac bi dafa nekk loo xamante ne examen boo xamante ne dafa populaire ñëpp a koy xam ñëpp a koy yëg donc à chaque fois stress mënul ñàkk mais dañuy essayer di garder le maximum de concentration. bu ñu nee ëllëg la yooyu la jongante doon ab bés bu am solo ci li nga xam ne moom moo di candidat yi bu ñu sukkandikoo ci éducatrice spécialisée bile. bac bi boo koy préparer da ngay am plan te yow ci sa jëmu bopp di nga wane ne pare nga yow ci sa jëmu bopp am nga loo xam ne wan nga ko say waajur ba dalal seen xel xale yi xaar ba tey bëgg a parax yenn yi nga xam ne jànguñ ko woon. ñu ciy fanaan loolu kenn ñaanul kenn santu leen ko te baaxul sax ci ñoom. coach parental bile yemul foofu mu daal ci toftal yenn ci ay conseils yoo xamante ni ki nga xam ne moom moo di candidat bi dina mën a affronter bu baax li nga xam ne moom moo di baccalauréat bile. tëj kay yi def activité sportive xaw a génn tuuti féexal seen xol daal seen saak seen trousse war na pare tey li ñuy sol war na pare ñu teel a tëdd bi lu tax mu am importance. dañu war a teel a yeewu te waruñu yeewu ak pression ak tiit ak njaaxare donc dañ leen di ñaan ñu teel a tëdd. jàppandalu waajur yi nag doon lu am solo ci li nga xam ne moom moo di candidat bi ndax li jaasa bi muy am moom mooy tax mu mën a dugg ci enseignement supérieur. Cheikh Diop ñu leen di ñaanal rek ñu jàll ceeg jàmm lijaas boobu nag di leen ubbil kon buntu daara yu kawe yi ñu wax ci jafe-jafe ndox yi te yenn gox yi ci Ndakaaru am nañu am ay jafe-jafe waaye am na ñoo xamante ne nag wàllu ndox mi moom laalu leen fu ca mel ni Liberté 2 ak Liberté 1 moo waral sax askan yee yeewoo foofu nag di def seen kémt lay kàttan ngir dimbali rek kon gox ya feggoog ñoom dañu ci ànd ak Souadou Ndiaye ma leen seeti woon. Liberté 1 ak Liberté 2 bokk nañ ci quartier yi nga xamante ne bokkuñu ci ñàkkum ndox bi naam pression bi bëriwul. ñun duñu ñàkk ndox des fois baisse de pression bi moom vraiment c'est remarquable robinet daal li muy tëj daal du bari mais mi ngi fi ñàkk ndox baa ngi fi. gox yi sa wet bi nag am fa ndox nekk na lu jafe loolu. dina am ñu jógee ay Grand Dakar jógee ay yenn secteur ay Drabis ñoom bu ñu ñëwee fii tamit bon indi ay sio gars yi may leen am problème mu ndox quoi
ñoom ñooy ñëw root fii après dem. ñàkkum ndox di situation bu jafe loolu moo taxi soxna si ni moom pare na ngir jàppale képp ku ko soxla. zone yi mu touché moom bëgg naa daal ñu def dara daal pour ñoom parce que metti na man ça me fait mal ngay xool télé di gis ay jigéen ñuy dox bay bëgg a dee pour root rek ku fëgg sama kër dinaa la may ndox. ñàkkum ndox mi nag mi ngi bëgg yàgg boobu ba léegi def na 2 weer ana kañ la ndox di dellu si ay digg rek boobu ba tey. jafe-jafe yi ndox mi léeg-léeg mu jur ay jafe-jafe lu ci mel ni rek kon yenn jàngoro yi nga xamante ne nag kon askan wi mën nañoo jànkonteel ak moom fële ca Patte d'Oie loolee la ñu wax ndax léeg-léeg sax ndox may jóge ci seen i robinet dana am melokaan woo xamante ne nag naan ko sax du wóor waaye nag lu ci mën a doon ña ngay def seen kéemtalaay kattan di ko jéem a segg rek ngir am ndox mu xaw a leer tuuti dañu ci ànd ak Mame Birame Diouf ci am na Laurent Mendy. balaa ñu am ndox nag jafe-jafe gu nekk dinañu koy daj. duñu nelaw guddi dañuy toog jusqu'à 1h du matin 2h pour xaar pression bi ñu mën a am dotation ndox te duñu am sax li ñu bëgg dañuy am lu tuuti rek mu débat. dañuy daw di wuti ci citerne yi ba sonn dañuy dem root ba ca digg ba commencé ndox bi jeex na dem feneen xam nga duñu doy sax ñun vraiment sonn nañ. tout est possible jaaree ngi fi vomissement ngi fi lépp a ngi fi mais là c'est juste pour utiliser dans les toilettes et les sanitaires. yokk ci ndox ma nga xam ni bu ñu ko amee du des lenn lu dul kon denc ko anam ya ñaareel di tey xel ba tax kon ñoom am nañu pexe soxna si di ñuy xamal ni muy def. parce que dangay ñëw mu xonq donc su melee noonu doo ko mën a naan tu es obligé di ko fóotee mbaa nga koy defee ménage sans cela ñu jëndi comprimé yi ñuy jaay def ko ci pour mën a am ndox bu baax. mettre ko ci bassine d'eau par exemple dinañ ci def ay 4 à 5 waaw pour mën a bàyyi ko mu teey ba am ndox bu baax ñu mën ko jël naan ko te amuñu pexe moo tax ñu koy def. pour daw feebar yi en même temps itam léeg-léeg ñu javeliser bu ñu amulee pour jënd comprimé bi on est obligé jël javel def couvert ci benn wala ñaari couvert ci barigo. am naa tamit siwo filtre waaw yooyu moom pour filtrer ndox bi parce que ndox mi ñun wóoluwuñ ko sax naan suñuy naan parce que citerne xamuñu ndox mi fan lañ ko tibbee fan lañ ko tànqee. moo tax ñun waaw ndox mi moom wax dëgg yàlla wóoluñ ko ñu ngi ciy togg nag def leneen mais duñ ci naan. da ngay obligé tëj 2 jours doo mën a seeg café mujj gi yéen dëkkandoo yi noo lay al benn 10 litres bu ñu réservé woon après ñoom dañuy obligé yeewu 2h du matin pour mën root te ndox yi nii réservé day yàgg mujj gi day commencé am affaire yu bële yooyu lënt yi da koy commencé di am. ngir moytu yenn ci ay jàngoro lu ko mën a joxe kon jëm ci jëfandikoo ndox mu bon ñii nag ñoom bëgguñu leen lu dul am ndox mu doy te ndox mu baax. bis bu yàlla sàkk nag ñu ngi dund ci ay jafe-jafe waaye ci tiis di ragal feebar dab leen. Mame Birame Diouf nag jot ngaa rek kon seeti maire gox ba muy maire bu Patte d'Oie moom nag kàddu na jëmale ci jafe-jafe ndox moom mu ne nag faaw kon kilifa yi gën a jël ay matuwaay yu ñoŋ su ko def nag jafe-jafe yi sax ci wàllu ndox mën a daal di jeex Banda Diop ñu teewlu ko. dat yooyu nag kenn mënatu ci jàpp ndax avancé nañu ba tàyyi ay dat mais gis nañu ni mënuñu ko respecté ndax ndox moo xamante ne du ñëw te bu ñëwee anam bi muy mel du nekk anam boo xam ne dal na xel wala aussi bu fekkee citerne yi sax ñoom ñoo koy envoyé ñëpp jàpp nañu ni citerne ndox mu teey lay indi te ndox mu teey en général jàpp ñu ne day remplir conditions yi nga xam ne moom la ndox war a remplir pour selline wi ci wàllu naan ak wàllu sangu ak yooyu donc jàpp nañu ne loolu nguur gi war na ko saafara nu mu gën a gaawee. gannaaw ndox mi ñuy naan ndoxu géej gi ak loraange yi muy faral di indi ñu ne nag ndax sénégalais yi ba nëga ni ña ngay ñeme kon di wutali gaalu looco yooyu rek ngir dem ca réew yi tugal yi laaj bi samp nag li ko waral mooy ay bis bi weesu njeexitalu ay bis bi lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci doomu Sénégal nag ay garde-côte ñuy wattu nag kon waaxi Mauritanie ñoom ñoo leen xettali waaye fële ca Soumbédioune ba ñu leen yëree ñenn ci nappkat ñoom nee nañ noppe nañu rek jël gaal yooyu bu ñu amee koppar yu leen yóbbu li ko waral réew mi metti na Alassane Ba. xalaatam sori jamono ji lu muy gis mooy dem Europe Serigne bëgg soobu ci immigration clandestine li ko waral nag lu yomb la jamono yu metti yu mu ne moom lay dund. fii boo moo metti surtout géej gi fi ñu toll nii da ngay daw ay kilomètres doo jàpp dara demuñu waaye am ñoo xam moom seen xel moom ñu ngi fii waa seen xel a ngi fële. waaw bëgg naa dem non dama amagul moyen ni dem nag amaguma moyen ni dem nag. waaw risque la moom loo xam si ndox ngay jaar dem Europe moom risque la. ngay nekk fii doo mën a lijjanti dara c'est pas ça du mat. ji bi moom jot na jël ñaari yoon gaal ngir jubali ca Espagne. géej gi de dëgg rek tam amuñu si woon benn problème
benn problème te gaal nekkoon dund bi ñu yoroon parce que valeur 1 million lañu ci defoon dund ñun bi ñu saxaar tafee ceeb beeg dund yëpp ñun ñoo ko doon soxati sànni ak suukar si ak meew meeg yëpp 2 fois. ñu jëlee Espagne andiwaat leen. andiwaat ñu waaw man bi ñu andee 3 jours laata ka ma demaat ñu andiwaat ñu. waaw demoon rek nga gis. man moom laa gis ba tey ji ba instant moom laa gis waaye amatuma moyen réew mi neexatul rek réew mi moo neexatul quoi te gars yi amuñu pexe. saa boo amee information ñi nga xam ne say copain la nekk bitim réew dañ lay gëmloo ni la chaque jour presque ñaari gaal dinañ fi teer wala ñett parce que Sénégal fi mu toll nii bëgg na noo liggéey waaye lu ñu liggéey lan gisul. immigration clandestine di wéy di enregistrer ay candidats ay ndaw yi nga xamante ni daanaka amatuñu espoir fii ci Soumbédioune nag daanaka amut benn gaal bi nga xamante ni mës na fee jóge embarqué fi ngir jëm Europe. Soumbédioune mosuma ko fay dégg nag moom Soumbédioune mosuma ko fay dégg. waaye ndaar côté bi daal côté Gambie yenn tànk bi jifir côté yooyu daal Mbuur ay yenn saa ay Kayaar nga dégg ko fa waaye waaw côté Fass Mboro yooyu yëpp day am waaw. fi mu toll nii dem rek lan gis te si kattanu sunu borom ñun gaal bu teeroon fii pour bëgg a dem dañuy dem ay 40 kilomètres biir géej wala 30 kilomètres bu ñëwee lu ñu def sunu poos sax duñ ko am. réew mi chaque année ñu ni neex day neex waaye dama waxi kese ndaxte booy xool man ni ma gisee politiciens yi ñoom saa bu ñu soxlaa seen bopp. ñëw si ñun ñu néew doole ñu dimbal leen ñu am seen bopp mun pare saa ñu bàyyi waat ñun sunu baadoo la ñun suñ coono yi gën a yokk kon clandestin man mun ma see critiquer kenn koy def man koy def sax jaata man dama lay conseillé nga gën kaa def. ñu bàyyi xel nag ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom sénégalais yi ñu jot a repêché ci week-end bi te garde côte mauritanien yi def fi li mel ji bi nag di fàttaliku ay bés yi nga xamante ni jot na ko dund biir géej ngir dem ca Espagne te ci suba nag daanaka géej moo yëngu moo tax demuñu nappi. mu di activité képp bi ñuy def te jamono ji daanaka doxatul ni muy waree moo waral ba ñenn ñi tante jël gaal ngir dem ca Europe. Alassane Ba dem goo xamul ndax da nga yegg am déet xamoo looy fekki dem googee ndax wóor na kon nañu xoolaat bu baax a baax nappkat yooyu seeni ñooñ ya nekk ci diwaanu Ndar nag ña nga leen di ñaax lu baree bari ñu teewlu leen ci micro Ousseynou Diop. muy nappkat yi nekk ca Ndar ni ma ko waxee rek ak nu ñuy ñaaxee rek ñi ne fii ci Ndakaaru du ñàkk ngeen am ko loolu ci xibaar yi ci nasaraan lay doon ñu àddu nag ci leneen muy rek kon stade Demba Diop bi nga xamante ne nag dañoo tëjoon buntu ya am na kon at ci tey jilee gannaaw rek ba musiba ba amee woon foofu ba lu toll ci juróom-ñetti doomu aadama ñàkkoon ca seen bakkan ñuy fàttaliku jongante boobee doxoon ci diggante waa Mbour ak US Ouakam tey ji nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo féetee ca boore stade ba ña ngay sàkku rek ñu ubbiwaat ko lu ca mel ne commerçant yi ndax kat nee ñu seen jënd ak seen jaay daanaka lépp dafa tàggatee ba dañu ci ànd ak Maymuna Njaay. ci jamono bu ni mel boo ñëwaan ci palaasu Mor Thiaw danga fiy fekk nit ñi fees fi dell ku ci ne di xaar sa commande daal di pare wante ba stade Demba Diop tëjee ba léegi mu mel ni li woon woni na. chaque jour daan nañu am ñu bees ñoo xamante ne dañ daan jógee fële dikk ci stade bi gisaale ñun suñu lu ñuy liggéey alors di ñëw mais léegi xaw naa wàññeeku bu baax a baax du ci ñun nag du ci waa stade bi ñoom ñëpp la liggéey bi moom dafa wàññeeku carrément. jafe-jafe bi ñi ko gën a yëg mooy ñi nga xam ni ñooy jaay ñam. ñoom defe naa ñoom ñoo ñu gën a sax sonn parce que xam naa ne am na ñoo xam ne presque seen lépp ci la aajo woon alors dañ daan ñëw di jaay ci biir. alors di gagné seen tuuti lu ñu mën a am pour yóbbu seen kër mais actuellement nii vraiment dara amatu fi donc ñoom dañu xaw a sonn trop. maa ngi sàkku ci ñoom ñu defaraat ko ba ñu mën a maanaam jëlaat activités yi ñu mën a liggéey sinon bon nii ñu bàyyi ko nii vraiment dina xaw na metti trop nag. Seynabou Ndiaye ci ñooñu la bokk moom léegi bañ na ko ba frigoom daf ko sax fay. ngir bañ yeneen dépense fekk ko ci. jaay glace fii ci kër gi mais quand même ba mu tëjee ba tey glace yi marché tout daal dama obligé fay frigidaire bi ndax fii moom dara marché wu stade bee tax la ngay jaay affaire yi di marché mais fi mu ne nii moom dara marché wu. bu fekkee yenn commerçant yi ña ngay ñaxtu ñi nga xam ni ñoo dëkkee ci wetu stade bi ñu bari ci ñoom nee nañu ñi ngi ci seen jàmm ndax kat grenade lacrymogène gëj nañ ko fee dégg mu mel ni bu ñii di ñaxtu ñetta des di fësal mbégte.
ñu koy jaajëfal bu baax Maymouna Ndiaye tàggat yaram rek ci gàttal ak France équipe ba nag yegg nañu ca seenum réew gannaaw ndam li ñu am démb ci kaw Croatie ci coupe du monde boobule ñu dalal leen nag bu baax a baax ca Champs-Élysées wane nañu seen bopp nag ci fàttali rek France bi mooy ñaareel bi yoon muy jot kon ca boobee coupe du monde gannaaw atub 1998 Ibrahima Camara moo ñu toogal ca France. champion du monde yi ak si Paris ba fukki waxtu ak juróom-ñaar jotee si ngoon na sa aéroport Roissy Charles de Gaulle la leen roppalaanu Air France bi coow li bari lool andi itam ay jiixi jaaxa si xelu nit ñi footballeur yu bari yi si équipe France bi ay doomi doxandem yu bàyyi ko sa Afrique lañu Waliyane Cissé fi addu. Mbappé c'est un tueur. C'est le meilleur joueur du monde. Putain, bonne opportuniste à 2 balles. Maintenant vous supportez les Bleus hein. Eh mec, on est... Toutes les équipes africaines elles sont éliminées. Ben non. Il y a la France. La France, c'est la dernière équipe africaine en liste. C'est pour ça qu'on les supporte. Il y a un joueur d'origine marocaine dedans. Qui ça? Adil Rami. Et le Guinéen, Paul Pogba. Sans compter Matuidi, N'Golo Kanté. Ils sont français, point. Quand c'est des délinquants ou des terroristes, on parle toujours de leurs origines. En direction Montpellier maintenant, où un quartier de la ville est vraiment sous le choc. Le suspect serait un homme jeune d'origine maghrébine. Et quand ils gagnent, ils sont juste français. France bu tricolore bi bari ay xeet ak i waaso di am ndam. ñu leen di ndamoo mu leen di neex bu ñu defee ay jëya yu si mel ni ay jëfinu terrorisme mbaa jaay yi ak jëfandikoo sinébar ñu ni ay doomi émigré lañu. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ibrahima Camara lu soxal nag coupe du monde bi du caagante ne ku ko gañe rek ndam kese nga ci am waaye coupe bi dafay dugal leneen lu dul ndam lu ca mel ni koppar France xam ngeen ni la mu am ca Russie boobee xayma nañu ko ci 20 milliards ak juróom ñu teewlu Moustapha Mbodj moom technicien la ci micro Papa Abdoulaye Der. soo xoolee France tey njëriñ bi tey ji mais ça va au-delà tey ji boole na ay nit boole na xol yi sur le plan émotionnel. démb yaa ngi gis président wu Croate jël jour di leen fa di joxe beaucoup d'affection parce que elle était heureuse moom le fait que mu egg final xol bi sedd na parce que xam nañ tey jii Croatie li ñu ciy wax bëriwul tey le fait que Croatie egg final coupe du monde mais c'est une manne financière extraordinaire parce que les gens commencent à découvrir la Croatie xamuñu woon Croatie sur le plan médiatique sur le plan footballistique sur le plan culturel tout ça les gens vont commencer à découvrir le sport est quelque chose boo xam ne je pense que ñun en Afrique xamuñu njëriñam. mais nit ñu weex ñi muy Europe ak feneen ñoom xam ne lu ñu njëriñu sport tey jii ils mettent des moyens colossaux qui les permettent aujourd'hui d'aller de l'avant et la preuve le résultat est là. ma ngoog foofu la ñu jeexalee xibaaru marax yi mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti 20h Cheikh Tidiane Diaw xibaar yi ci nasaraan.